julli si sangam bu tedd bi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu njébbal di ziar suñu sang Cheikh maam Cheikh Saad Bou jaarale ko ci sëtam bi di xalif général des Xaad Cheikh Aya Ould Cheikh Talibou Ould Cheikh Saad Bou Ould Cheikh Ahmed Fall ñi ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñi fi teew muy journaliste yi nga xam ni ñi ngi nekk ci presse bi presse bu mbind mi donc journaux yi rajo yi télévision yi ak internet bi di nuyu suñu mbokk taalibe yu góor yu jigéen yi fi teew ak invité yi fi nekk yépp di wax ni suñu ndaje tey bii di ko waral mooy ñëw jàkkaarloog réew mi jàkkaarloog àddina bi jàkkaarloog autorité yi yu Sénégal ak autorité Mauritanie yi pour wax leen alerter leen pour ñu jël ay mesures de prévention kaaraange di wax aussi pour yombalal taalibe yi nga xam ne dañuy jóge Sénégal di dem Mauritanie at bu nekk ñu koy def depuis 1949 ba tey jii di dem di ziyaara bi suñu sang bi nga xam ni mooy Cheikh Saad muy lu rëy si ñun parce que suñu sang boobu moom ci bindam yi moom moo wax ni suuf soosu suuf su tedd la foofu mu bërëb boobu mu tëdd te ku fa ñëw ziyaara ko ñaan na suñu boroom sa aajo yépp faju te doomu yonent la yaakaar naa ne bu waxee loolu bind ko wax ni yàlla may na ko lu bare ba yàlla may na ko moom kaaba ga di jóge màkkatal mu karama ñëw di ko fekk ci màkka mu koy tawaaf kaaba ga di delluwaat donc bërëb boobu ñun dañ koy considérer comme bu bërëb bu rëy comme ni ñu considéré Makka ndax yàlla li mu may maam Cheikh Saad donc taalibe yooyu jóge Sénégal di dem foofu bu ñu fay dem ak ay jafe-jafe donc te autorités yi malgré que ñi ngi def seen war li ñuy yaakaar nit ñi mi ngi moom la ñu war a def ñu mën a toog ñun kuréel bi di tudd conseil supérieur xaas muy kuréel bu yàgg ci biir Sénégal depuis 87 5 mars 87 am récépissé sang bu tedd bi Cheikh Sidaati Xawsu Noir bi joxoon ci ndigal taalibe yi ñu jiital El Hadj Cheikh Ousmane Diagne yàlla na ko yàlla yërëm pour mu jiite taalibe yi ñu ànd si liggéey boobu ba léegi plus de 30 ans donc muy kuréel bu mat bu màgg bu am expérience ci pèlerinage war na toog jàkkaarloog réew mi jàkkaarloog état bi ni leen attention yéen a ngiy góorgóorlu de waaye war nañ leen làbbali balaa problème di am ëllëg ñu ni lu tax waxuñu leen ko woon loolu mooy mbiru raison wu conférence de presse bi tey jii Nimjaat nag du fii boo jógee Dakar di dem foofu 500 kilomètres la téeméeri kilomètres juróomi téeméeri kilomètres la ale juróomi téeméer dellu si te da ngay ñëw ba dex gi dëkk bu ñuy wax Rosso Sénégal nga jàll dex gi ci bac dem Rosso Mauritanie dawaat plus de 100 kilomètres doo ngay duggaat ci biir désert bi pour àgg Nimjaat donc du yoon bu yomb bii yoon mooy suñu 71e édition moo tax ñu ni jot na ñu toog malgré que ni joxe woon nañu mémorandum
at naa ko wax ci tubaab joxoon nañu mémorandum am na at wala ñaari at son excellence monsieur le président de la république ci problème Nimzatt ñu toog nii war nañu jàkkaarloo nit ñi pour yi wax Sénégal parce que at mu nekk yéen journalistes yi yéenay relayer problème yi am Nimzatt waxuma sax Nimzatt problème yi am Rosso Sénégal ak Rosso Mauritanie naan way ñii xeex baa ngi am fii xuloo baa ngi am fële taalibe yaa ngi def nii taalibe yaa ngi def nii moo tax ren ñu ni non 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 nañu toog waxanteeg état bi en responsable pour wax ko ni ko taalibe yi bu ñu jógee fii Dakar di dem Nimzatt dëkk bu ñu taxaw walla koñ bu ñu taxaw alkaati dañu ko arrêté gendarmerie dina ko arrêté pour laaj ay pièces pour laaj li ceci pour sa sanctionner douane bi dinañ la sonnal que muy région yépp moom la ñuy vivre te pour ñun dañu bëgg équilibre am ci gestion famille religieuse yi loolu la ñu bëgg équilibre la ñu bëgg dañu constaté ne bu yeneen famille religieuse yi xewle loolu du am loolu du am donc ñun dañu bëgg aussi que autorité étatique yi waxante ak ñooñu yore liggéey boobu ñu dimbali taalibe yuy jóge fii di dem Nimzatt surtout bu ñuy dem oto yu bare da ngay gis dañuy jël ay macaron yu seen structure def ci pèlerinage Nimzatt ni Nimzatt dañu jëm te wax dëgg yàlla du ñu nga xam ni dañuy surcharge te oto yu ñuy jël oto yu leer la parce que instruction ferme la ñuy jox taalibe yi bu leen jël benn oto bu nga xam ne amul visite technique bu leen jël benn oto bu nga xam ne amul assurance bu valable fii ba Sénégal fii ba Rosso Sénégal te chauffeur bi ne respecter les règles de code de la route yi mu respecté ko ñun loolu la ñuy def mais teewul vraiment dañuy sonn ñu wax ni at bu nekk histoire dañu koy frôlé catastrophe dañu koy frôlé soit Rosso Sénégal wala Rosso Mauritanie wala même biir Nimzatt daaw le xalif général man woo na ma ñëw toog mu wax ma benn histoire ba fa am bu dul woon intervention am catastrophe lay indi ay xale dem bay dóor gendarme en tenue ba xotti tenue bu dul woon gaawtu xalif général daañ ko rey te bu boobaa dina indi problème entre les deux pays donc ñun ay responsable lañu li ñu ñor rek mooy lenn taalibe yi dem ci jàmm ziyaare ci jàmm dellu ci jàmm ci seeni kër leneen soxlawuñu ko ci te jàmm la ñu bëgg diggante Sénégal ak Mauritanie parce que xam nañ ni conflit Sénégal ak Mauritanie baaxul ci Sénégal baaxul ci Mauritanie te baaxul ci Afrique parce que vivre nañ ko benn yoon ba pare te bu dul woon conseil supérieur xaadu conflit boobu waxuma nit bi kon du réglé loolu lu jara souligner la ci wàllu dispositif sécurité routière toujours conseil supérieur xaadar mi ngi rafetlu partenariat bi am diggante ñoom ak la direction de la prévention routière bi nga xam ne suñu xarit suñu doomu ndey directeur général bi Matar Faye moom moo ko jiite depuis ñetti at ñoom prévention routière ak Revas association la bu nga xam ni ñooy jàppale pèlerins yi ci yoonu bu ñuy dem Nimzatt wala ñuy dem ci yeneen manifestation religieuse yi am ci yeneen këru diine yi pour bu ñu paanee ñu dépanne leen et tout loolu vraiment ñu ngi ciy remercier ñaari structure yooyu ci jàppale bi ñuy jàppale mais teewul ñuy ñaax
chauffeurs yi di ñaax pèlerins yi ci discipline mbirum assurance daaw 2012 parce que avant musuñu fay assurance musul fay assurance ba 2012 lañu commencé fay assurance bu njëkk dañ daan fay bac ba 1990 après la crise 91 après la crise Sénégal-Mauritanie ni dafay jël en charge pèlerins yi léegi ci bac gratuitement par le biais de la société bi nga xam ne mooy gérer bac bi gouvernement bi day ñëw oto yi jàll yépp gouvernement bi mooy jël def facture envoyé fay ni loolu mooy ndimbalam li muy dimbalee taalibe Sénégal yi jóge Nimjat di jóge Sénégal di dem Nimjat ñun nag gisaguñu ndimbal bu nga xam ni jóge na ci état sénégalais jëm si ñun taalibe yi loolu moo tax ñu ni en 2012 lañu commencé fay assurance di fay assurance Mauritanie Sénégal bi mu amee problème daaw jéeg suñu xalif général des cadres moo am ay accident mortel ñu constaté que ni c'était de fausses assurances xalif général dédommagé ñooñu nga xam ne dañu reyoon seeni doom te ay sénégalais ñoo ko def pour mu bañ indi problème mu fay ci lu ëpp plus de 20 millions de francs CFA pour dédommager famille yooyu pour ñu bàyyi chauffeurs yi ñu dem xalif général ni léegi assurance yooyu ñu doon def dootul amati fii mu gis état mauritanien pour que ñu def ay assurance normale di ko jaay ci biir Mauritanie pour ku am accident assurance bi mën la rembourser wala mu jël la en charge waaye nag li ñu constaté mooy njëgu assurance boobu dafa jéggi dayoo wax dëgg yàlla daaw bloqué nañu lu ëpp benn fan Rosso Mauritanie pèlerins yi du ñu fay dara parce que boo jógee 6 000 francs nga daan fay 6 000 francs nga xëy ñëw rek ñun la da ngay fay 15 000 francs muy augmentation 100 et quelques %. Ah loolu metti na wala nga daan fay 15 000 francs ñu ne la léegi 60 000 ngay fay wala 55 000 ngay fay loolu augmentation 300 % la 400 %. Intervention xalif moo si def jàmm daaw parce que moo yónni njabootam ñëw ni taalibe yi ñi mën a fay nañu fay bu ñu amulee xaalis bu ñu ñëwee bu ñu ma jox sax addiya mais ni ñëw ziyaara ci suñu sëriñ Cheikh na Cheikh Sadbou te delluwaat taalibe yi dégg ndigal nangu ko jël lépp lu ñu amoon dem fay assurance bi dem mais ren nag dañuy wax état wu Sénégal na ubbi bëtam xool ci mbir moomu parce que ay sénégalais ñooy dem foofu di assuré wu seen oto Mauritanie bu jógee Sénégal di ñëw bu dee oto bu ndaw bu jotee Mauritanie buy ñëw Sénégal mi ngi fay entre 6 000 et 7 000 francs ci pour weer bu defee weer Sénégal ñun leneen li ñuy fay la pour 3 jours la wala 5 jours au maximum transport en commun yi bu ñu jógee Mauritanie di dugg Sénégal assurance ñi ngi dagg seen assurance 20 000 francs ñun 60 000 francs 3 fois plus ah ñun nag sonn nañu ku sonn yuuxu du moment que Sénégal seen gisuñu ko de en tout cas ñun gisuñu lu ñu defal taalibe yi ñu demandé état bi mu jël en charge assurance boobu xoolaat ko càmbar ko ba mu jël que en charge totalement ni Mauritanie jëlee en charge totalement le transport mu jël ko en charge totalement ku jàll ñu jox la sa ticket assurance état bi bu ñu ko calculer yépp foofu état bi jël Sénégal fay assurance Mauritanie mu jeex mu jàll ñun loolu la ñu soxla te mun na nekk président Macky Sall c'est un homme sociable ku bëgg diine bi la war na ko mun a def bu ñu ko waxee mais bu ñu ko waxulee du ko def
moo tax ñu ko koy ñaan solennellement. mbiru wér-gu-yaram gis nañu ba tàyyi ay nit di feebar gis ngeen situation Nimzatt ni mu mel gouvernement Mauritanie mi ngi def lu mu mun gouvernement sénégalais nag mi ngi ciy góorgóorlu bu baax chaque année mu envoyé ay garab jox ko ay kii dafa ay c'est cela mais pour ñun yaakaar nañu amul prise en charge totale war nañu gëstu problème bi xool yan difficulté le taalibe yi di jànkoonteel ministère de la santé jël une équipe dem seeti le ministère de la santé mauritanien ñu toog ak taalibe yi analyser ak la famille chérifienne xool ni kat situation bi lii la laaj nañu signer convention entre les deux États sur le plan de la prise en charge sanitaire des pèlerins loolu mooy yor ñun loolu la ñu bëgg mais pas ñëw joxe quelques garab ñu dem bu nit ki dee ñu suul ko Nimzatt wala leneen wala mu feebar mu ñibbisiwaat fii non prise en charge la ñu bëgg réel li jëm ci couverture médiatique bi mooy xew-xew diine bu amee ci kër diine yi Sénégal ñun de taalibe xaadir yi li ñu constaté mooy bu xewee ci benn kër weer avant xew-xew bi surtout la télévision nationale RTS pendant un mois xew-xew boobu rek la ñuy préparé di ko wax ci télé bi te man wóor na ma ni fayuñu communauté boobu fayul te dañ koy defal ñëpp ñu bare boobu te yaakaar naa ni suñu communauté bi du communauté bu tuuti ñooy communauté bi jëkk ci communauté yi donc disparité boobu am la ñu bugg la ñuy dénoncer bëgg mu dañ Nimzatt soxlawul avant-première Cheikh na Cheikh Saad Bou soxlawul avant-première Cheikh na Cheikh Saad Bou li mu soxla mooy que Sénégalais yi xam kan mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou Afrique xam kan mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou monde bi xam kan mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou et loolu ñi ngi ko mën a amee à partir de notre presse publique d'abord bu ñu ubbi woon bunt yi la presse privée daañu ko def presse en ligne bi moom waxuma ko 24 heures sur 24 ñu ngi ci ñu ngi au passage ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla mais daal li ñuy déplorer mooy différence de traitement boobu am entre les communautés religieuses te dañ koy déplorer di demander état bi en tout cas RTS parce que organe privé yi da ngay fay wala ñu neex mu neex leen ñu may la mais li nga xam ni public la ñu yamale famille religieuse yépp ñu yamale leen loolu ñun loolu la ñuy demander aussi gis nañu ni depuis 30 ans wax dëgg yàlla journal Le Soleil mi ngi couvrir correctement le pèlerinage de Nimzatt daañu ñëw daañu def seen kii avant après daañu def reportage depuis 40 ans RTS nag gis nañu at yi passé daañu envoyé technicien mais technicien dañuy envoyé benn caméraman mais pas le journaliste mais c'est une équipe la ñu war a yóbbu duma leen jàngal seen métier ñoom ñoo ko gën a xam ñu couvrir la manifestation normalement bu ñu ñëwee ñu mën ko diffuser normalement wala ñu diffuser ko en direct en partenariat avec la radio télévision mauritanienne ñun dañoo bëgg ñu jox ñu gëdd bi ñu war a am jàmm sax biir Sénégal yàlla may gudd fan ak wér suñu kilifa diine yépp may ko waa réew mi may ko waa Sénégal may ko waa Afrique yépp di ñaan yàlla nañu terminer koor gi ci jàmm yàlla indi xéewal yi dul jeex yàlla indi xéewal yi dul jeex parce que indi na ko diggante Sénégal ak Mauritanie moom la ñuy wax toujours cordon ombilical bi mooy kër Cheikh na Cheikh Saad
yàlla moo xam lu tax mu génnee pétrole bi ci diggante Sénégal ak Mauritanie Sénégal rek mënu ko dindi Mauritanie rek mënu ko dindi il faut que ñoom ñaar ñu toog àndandoo dindi ko maam Cheikh na Cheikh Saad boo tax keneen taxul te loolu li muy wax lu wóor la ndax loolu bu amee nañu góorgóorlu ba relation yooyu ñu ñu suuxat ko mu nekk njëriñu àddina bi yépp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh di gërëm nag suñu mbokku journaliste yi bu baax a baax